asalaamaaleykum àdduna yéen a ngi si biir StarActu TV nee naa leen man Fafa tey lépp luy actualité rek star yi seen fans nga xam ne da ngeen ko bëgg jàppale ni di ngeen am lépp luy actualité biir StarActu TV lay xewee tey nag ñu dalal koo xam ne ndaanaan la li mu def da koo donn muy Tarba Mbaye di doomu Grand Dakar. téye leen ko téye naa ko si ci am góor bu baax yow na ko téye téye koy toppatoo góor yombatul. sama gars comme niñ leen ko waxee woon rek Tarba Mbaye mi nga xam ne tey mooy doomu Grand Dakar comme na ma ko sama yaay Mati Thiam doo ko waxee woon nee na ma Fafa ba ni ko naa mu ne ma noonu day dëgër Tarba nuyu nañ la. waaw Fafa maa ngi lay fay di kontaan bu baax a baax ci seet si bi ak ci waxtaan bi. di nuyu internet yi toog di ñu seetaan yëpp di kontaan bu baax a baax nag ci di waxtaan ak yow ndax yow tu es ma sœur suma jigéen nga suma xarit nga suma amoore nga. da ngaa bañ a sa amoore la balaa sa gër yi di ma jàpp di ma dóor di ma koj. yow tu es mon amour toi. alors Tarba ñu gis ni ngay doomu ndaanaan loolu moom on n'en disconvient même pas kenn dootul la présenté ci milieu musical Sénégal. mais ñu gis ni Tarba tey dafa génne benn single bu yàggul dara di waaj album nan nga dundee loolu nan ak Covid bi fi mu toll nii. waaw di sant yàlla rek ñun ay xale lañ te xamuñu dara lu dul musique xamuñu dara lu tamit lu dul liggéey chaque jour rek dañuy xool na la ñuy def pour bégal sunuy fans ak ñi nga xam ne ñooy béggee Tarba Mbaye moo tax duñu jug ci di liggéey tous les jours ñu ngi ci studio yi. amaana morceau yi ñu denc ci studio yi sax am ko ci studio yi ëpp na ay ñetti album dañuy toog rek ba benn moment bu ñu xamee ni gars yi seen ñi ngi commencé namat bagage rek ñu laal leen benn affaire xam nga comme nga instant bi nag mënuñu lu bari mënuñu produire ci grande salle yi mënuñu produire ci ay spectacle yu mag yi ndax Covid bi activité yu bari dafa stand by. waaw loolu dinañ ci ñëw mais dama bëggoon xam ak album bi Tarba lan nga ci jàngat lan nga ci jëlee loo xam ne yow marqué na la sa album boobu nga xam ne moom nga mujjee génnee. waaw sama album bi sama première expérience la woon muy sama album maturité mu nekk sama premier album nekk tamit sama première expérience ma jàng ci lu bari. comme lan mën nga ñu ci may tuuti. li ma ci jàng bëri na parce que lépp loo xamante ni lu njëkk la ci yow rek expérience la day tax boo ko bëggee defaat wala boo fa bëggee demaat da ngay gën a xam yoon bi gën a xam stratégie yi gën a min liggéey bi premier album bi métti woon na trop liggéey bi xawoon na yàgg ñu dem ba yàlla sottal lépp avant album bi di génn 1 mois avant moo génn ma nekkoon tournée européenne macha allah loolu tamit nekkoon tamit expérience bu yaatu ci man. tournée boobu kan nga la fa yóbbu woon. sama label de production Doomu Jolof mu jóge tournée ñëw 1 mois rek tak album bi génn. dem 1 mois rek ma promouvoir ko Grand Théâtre affaire dafa tegloo quoi. mais Grand Théâtre bi tam dinaa ci ñëw mais il paraît que tournée boobu noonu coow lu bëri daf ci am sa entourage ak say musiciens coow xaw ci bëri ba ci ñu ci bëri ci li ma dégg boog ñu ne ñu ci bëri tàggalikoo dafa am daal ñooñu li ñuy wax loolu lan nga leen di doon. non coow jàmm non loolu moom c'est du n'importe quoi man mosuma am coow ak kenn ku ma nekkal mosuma am coow ak kenn liggéey bi ñi ma njëkk a àndal di liggéey ak ñoom laa àndal ba léegi man mosuma am coow problème ak sama staff nii sama musicien nii samay xarit nii kenn waaw loolu moom ay détails la rek mooy loolu. mais Tarba en tant que jeune yow bi nga duggee ci musique dama mën naa ne sa mbapat yàgg na yàggul mais Grand Théâtre bi ñëpp ne woon Grand Théâtre du fees nga toog nañ ba benn heure bii ni Grand Théâtre fees mais ñu jékki-jékki rek gis benn mbooloo benn xam ni kenn xamul fu nit ñi jógee. fit la wala lan. maay borom maamu jinne man sëtu jinne laa de damaa may jinne waaw xam nga ay dina fees ak du fees moom yooyu moom ñun bu ñu wootee nga koy def xel ñaar rek daa fekk xamoo ñu mais ku ñu xam fi ñu jaar xam li ñu liggéey ba egsi fi ñu egsi nii macha allah di nga xam ne yooyu noonu du suñu problème quoi yooyu du suñu souci yooyu ci position yu mujj yi lay nekk li ci suñu objectif ak li ci suñu yitte du ay mu fees ndax loolu moom waaw
waaw mais loolu mënul mais ñun bu ñu tëggee day fees par force ci kàttanu yàlla ndax ay xale lañ ñu ngi liggéey te nit ñi bëgg nañ suñu liggéey li ñuy def nit ñi bëgg nañ ko te tamit dañoo dëkk gox boo xamante ni ñoo gën a solidaire ci Sénégal muy Grand Dakar ñaari tali waaw lépp lu ma song rek ñoo ci ànd ak man ba ma daan ko ma am ay fans partout au Sénégal partout à Dakar lépp lu ma woote ñu bàyyi seen activité yëpp ñëw di ci jàpp boobu amaguma album ay single rek laa am fu nekk laa tëgg boîte de nuit bu nekk def naa ko guichet fermé comme nga dem ba am sa album génne sa album nit ñi ñëw bëgg ko découvrir en live ñu naan du fees xam nga loolu ñi xamul nag ñooy wax loolu mais ay fees yëpp nekkul ci woon sunu yitte li nekkoon sunu yitte mooy ñu def fa loo xamante ni dañ fay marqué sunu empreinte ba bu ñu nee Tarba Mbaye rek seen xel dem ci lu mu def grand théâtre te yaakaar naa ne l'histoire retiendra. ñëw tuuti ci actualité tey li nga xam ne mooy Tarba ci lan la nekk actuellement Tarba lan lay waajal ak Covid bi nii lan ngay waajal actuellement. waaw Tarba ci li mu nekk mooy ci liggéey ak ci di teg ay stratégie yoo xamante ni dañuy xool nan la ñuy def pour sunu musique génn frontières yi pour sunu musique gën a yaatu ci loolu lañ nekk à chaque fois comme d'habitude ni ñu koy defee rek comme que instant bi moom àdduna bi dafa xaw a naqari tukki yombatul mënatuñu jouer ndax boo xoolee tëj nañ saali tëj boîte de nuit yi ñu doon play yëpp waaye du tax tamit ñu toog croiser les bras incha allah ñu ngi xool yeneen stratégie yoo xamante ni dinañ ko teg pour continuer sunu liggéey parce que c'est possible incha allah ñu ngi ciy liggéey te bu demee ba antu rek dinañ ko yaatal ba ñëpp jot ci incha allah. d'accord mais Tarba ak mbalax bi nga xam ni yow moom ngay def. mbalax Sénégal la yem te Tarba ci mbalax bu saf saap lañ ko xam. waaw ñun defuñu mbalax musique la ñuy def musique dafa yaatu ñun mën nañu woy ci n'importe quelle musique parce que liggéey nañ ko te it jàng nañ ko tamit ay mbalax maan lañ tamit parce que Sénégal moom boo nee Sénégal la ñu ne la mbalax te tamit mbalax mooy sunu musique te tamit mën nañ sax mbalax ba mu nekk international mën nañ jaay sunu mbalax parce que mbalax musique bu neex a jaay la parce que mën nañ ko déglu sans dépend ci nuñ koy structuré sans dépend ci nuñ koy liggéeyee incha allah ñi ngi liggéey mbalax ñi ngi liggéey yeneen xeetu musique yoo xamante ni am nañ yaakaar ni incha allah bu ñu ko joxee sénégalais yeeg africain yeeg le monde entier ñëpp dinañ ci gis seen bopp incha allah. mais ban solution nga gis par rapport ak Covid bi ni ak yéen artistes yi parce que keroog gis nañ leen barki démb ci sitting bi place de l'Obélisque ban solution yow nga gis ni moom ngeen war a poser pour gouvernement bàyyi leen ngeen tëgg. amul ñu xamuñu ñu dañoo dem ba sunu xam-xam daf ci jeex quoi parce que ku sañ ta bañ rek sañ a nangu ñun li ñu def nii togloo ñu saa ñu def dara neexuñu waaye mënuñu ci dara ndax doole nguur moo ko yor pouvoir nguur a ko yor sañ-sañ tamit ñoom ñoo ko yor bu ñu togloowee ni duñu liggéey mënuñu ci dara waaye bu ñu sañoon ñu bàyyi ñu liggéey comme ni ko ñëpp di defee wax nañ nag ba sonn waaye daa mel ni gars yi dañ ñoo xaw a tànkamlu waaye yàlla baax na ndax ku dund ba déwén moom di nga lekk ba déwén incha allah. mais jot nga ci xaalis bi nga xam ne gars yi ñu ngi koy coow yow jot nga sa xaalis. yëguma ko sax. li loolu. yëguma ko ba ciy jot yàlla xam na ko billaay. jotoo 100 francs Mali. xanaa jéeguma ko bokk. yëguma ko kay jeexal la wax yëguma ko sax. loolu doy na waar. waaw doy na waar de yëguma ko de. xanaa amoo staff bu dëgër bu war a mën a lijjanti lool parce que staff yu ñëpp artistes yu ci bëri bokk soo toogee ñu jot na ñi ay 100 000 ñi ay 100 nangam. man may naa leen ko may naa leen ko joxal bu seddu guy man liggéey laa bëgg de loolu mënu maa yor de may naa leen ko joxal bu seddu guy waaw maa leen ko may man li ma ci am man Tarba Mbaye maa leen ko may joxal bu seddu guy nañ ko lekk te mu rees a jàmm. mais ñu ñëw parce que keroog dama doon def émission ak benn manager mu ne musiciens yéen da ngeen am problème mu fay seen ay musiciens après soirée loolu lu tax muy demee noonu parce que yéen artistes yi il paraît que da ngeen di jiital seen intérêt personnel trop. fay ay musiciens yéen musiciens yi en général wala man wala. non je sais pas dafa globalisé dafa ne ba ci artistes yu mag yi sax dañuy am problème mu fay seen musiciens after soirée. waaw loolu mën naa nekk mën naa bañ a nekk
parce que ça dépend ci artistes yi rek man dalaguma de waaye mën na maa dal parce que tamit ku jouer soirée amoo ay nit yu fa ñëw amoo loo fay musiciens yi doo leen jox nit booy joxe doo joxe loo amul ñun ñu ngi jouer soirée mi ngi neex macha allah public bi ñu ngi wuyu si yàlla mi ñuy suturaal mosu ñoo jouer soirée ba am problème fay musiciens bu ñu jouer soirée dañuy fay suñu musiciens yëpp ku ci nekk li ñu diggaale ak yow ñu fay la ko waaye tamit mën nañ dem tamit ba bëgg a fay musicien duñ ko fay ndax tamit soirée du toujours lay neex ku la wax soirée lay neex chaque jour amul tey day neex suba mu naqari ginnaaw suba mu neex di nux-nuxi di neex ak naqari loolu mooy c'est ça la vie y a des hauts et des bas waaye yàlla mi ñuy suturaal daal yàlla mi ñuy suturaal ba suñu soirée dinañ am xéewal bu ñu fayee suñu musicien waaye mën nañ dem tamit ba soirée duñu am lu ñu fayee suñu musicien te bu baax tamit musicien dañuy comprendre rek parce que àdduna du chaque jour lay neex. waaw loolu moom dëgg la mais tey ñu ñëw tuuti sa diggante ak Wally Seck parce que gis nañ ni Pape Diouf nga gënoon jox importance trop ba tey sa grand théâtre ñëpp doon xaar Pape Diouf kenn gisul Pape Diouf ñu gis benn Wally Seck loolu période boobu noo ko jàngatee ba nii may wax ak yow parce que gis nañ ni fësatoo trop ak Pape Diouf. man importance ñëpp laa ko jox parce que man kenn musuma jox loxo kenn musuma jàppale ci ci sama musique kenn musuma produire. lépp maa ko defal sama bopp man maa fight rayante buuxante ba teg sama tànk fi ma ko teg nii du kenn ku ma mës a jàppale wala ku ma mës a may taala loxo man ñëpp laa jox importance ñëpp laa respecté ñëpp laa bëgg ñëpp laa fonk muy Pape Diouf muy Wally muy keneen ak keneen parce que Sénégal du Pape Diouf ak Wally rek ñoo fi ay artistes yëpp laa sigal jàmm ñëpp laa sikkal jàmm ñëpp laa sikkal teraanga ñëpp laa man awma kenn problème. bokk nga ci artistes yi nga xam ne Wally comme par exemple xar yi muy joxe tabaski yow bokk nga ci ñuy jël. li la du ma jël loolu teraanga la parce que loolu comme ni ma ko yàgg a waxee rek teraanga ku ko dul jël doo ko joxe te ñun yaakaar naa ni man ci teraanga laa juddu teraanga rek laa xam man teraanga moo ma gënal nga defal ma teraanga moo ma gënal lépp ci àdduna. parce que loolu dafa fort nit nga nekk ci xelam mu am xéewalam yéene la ko mu leer ko ni am nga ko mais mu defal la geste bu rafet bañ a jël dama koo jël tabaskee ko ba mu neex di ko si ñaanal suñu borom gën ko ful gën ko defal jàmm barke Seydina Mohamed ñu yàgg ko fayanto ci lu baax incha allah. mais sa digganteeg Samsu Mbaye muy sa mag nga nekk ci ginnaawam ndax ba ma lay xam boobu 48 heures la woon ngay aaw nekk ci ginnaawam daan def première partie. tey moom mi ngi ci musique yow tam yaa ngi ci musique mais seen relation yéen ñaar ak yow tey niveau bi nga toll par rapport ak moom. waaw man Samsu Mbaye aw ma moom relation moom sama papa la man doomam laa ndax moom mooy sama taawu papa moo ma jàngal musique su ma diggante moom du ay relation waaw diggante deret loo xam ne par force la jàngal ma musique jàngal ma way def ci man jom ak fit. ak dëggal sa bopp ak ngor jur doom tuddee ma ko benn turandoo la am ci àdduna moom moo ma ko tuddee moom mooy sama papa taaw mooy bàyyi. waaw d'accord loolu yëpp am na mais tey moom mi ngi ci musique tey ñu gis ni nga def featuring ak El Hadj Keita wala dara pourquoi pas jëloo sa grand frère mi nga xam mi ngi ci musique bi nga def ak moom loolu. waaw mais àdduna lépp loo gis lu mujj rek day dàq mag El Hadj Keita lañ defoon bu subaa su ma defee leneen. dañuy fàttali ma defoon ak El Hadj Keita lépp loo gis ci àdduna bu mujjee rek mooy dàq ku la wax ni maag Samsu Mbaye préparé wu ñu Bercy. waaw loolu bu dee dem ñu koy préparé ñama ñu ci dara ñu xam. wala Zénith ku la wax loolu. lu mu ñu dàq nañ serante déglu. bëgguma loolu de parce que actualité la ñu woote waa Staractu donc dañuy xaw a ñamal tuuti ñu xam sax au moins ñu am ci dara. non kuy dem guerre doo waxee say arme da nga koy daas fanaanal nga xam ne da ngay bett gars yi. non saa waaye ñun joobeewuñu noonu de mooy loolu. lan mooy sa problème ak site internet yi souvent suñ la woowee rek yow doo ñëw da nga ko waxtaan ak sa staff ba kenn mënu la jot ci détail yooyu wala lan nga ciy ragal. non pourtant man damay def ay ITV de ak site internet yi waaye xam nga man damay bëgg saa yi may wax rek wax jot saa yi may wax ma am lu may wax saa yi may wax ma nekk ci événement wala ma nekk ci promotion mais. boo nekkee di liggéey nekk sa liggéey nekk sa coin nekk say soirée wala say affaire yaakaar naa jarul
di ku la taalal micro rek nga wax bu yàggee sax day soof xam nga mooy loolu te ñun bu wax ji bëree du ñun waaye bu jëf ji réyee loolu ñun la loolu rek moo tax mais ñun ak site internet yi mooy mburoog soos kenn mënu dem bàyyi sa morom ñun lépp lu ñuy def yéen a koy siwal. d'accord mais dernière question bi nga xam moom laa lay laaj moo nga xam ni moo mujjee nekk actualité récemment muy sa diggante ay Sidi Diop Wally Seck ak El Hadj Keita Sidi Diop keroog da doon soirée ñu dóor fa lacrymogène ñii ne Wally la ñii wëlbatiku ne Tarba la ñooñu ba léegi man dégguma nga wax ci yow loolu loo ci wax. li yow laaj naa la kan la léegi yow. man mënuma ko xam ne ndax man nekk ma foon man ku ne xam na ni man xaw ma ba nag laa gëj a teg sama tànk. non. ñooñu ñi naan Tarba la fan lañ ko teg ak lu tax ñuy wax loolu. ah loolu ba leen ko laajoon ñoom yaakaar naa ci la leeral bi di gën a kii comme que ñoom ñoo ko wax ah. yaakaar naa bu leen ko laajalee ñu leeral la ko ñu ko wane nañ Tarba la kay laaj leen léegi Tarba fan la fa ñëwee ak nu mu jaar. ba dër fa ay buubu. Tarba su ñëwul sax mën naa yónnee parce que nee nañ Tarba merci de ray la day def ci suuf mais gars yi duñu xam yëfu bandi grand booy Grand Dakar la leen jaay. man de booy Grand Dakar laa moom booy Grand Dakar laa de man caw sa xiir. kon daal yow loolu xamoo dara sa yoon nekku ci. non yooyu ay détails la rek mooy loolu ñun moom amuñu jot yooyu ñun moom xam nga ñu ngi suñu coin di liggéey ah bu wax ji bëree du ñun waaye bu jëf ji rëyee loolu ñun la. waaw yaa ma gën a xam ñun amuñu jotu wax ak ay jotu tontu ak ay jotu détail yooyu yëfu xale la quoi El Hadj sama fils ma maay papam sama doom la kooku wax amul. mais sa doom tuuti impact li ngeen nekk ay xarit nii tey dans l'avenir. impact comme. maanaam est-ce que du indi benn tuuti problème tey ngeen nekk ay concurrent ci biir milieu. El Hadj sama concurrent la sama xiir gi da koy dal. mais yow des fois da nga koy defal publicité. laay sama El Hadj nag mooy sama concurrent numéro 1 moom rek laa teg bët dama koy caw sa xiir ah pàdd ko ba mu long li gën a gudd. d'accord Tarba jaajëfal naa la lan ngay tàggatoo tey StarActu ak lan ngay wax say fans. waa di kontaan bu baax ci waa StarActu di kontaan ci waxtaan bi tey dama kontaan quoi parce que dafa naturel da ngeen ma fekk sama biir koñ maa ngi nii ci mbedd bi ñu toog di waxtaan fii mooy ñaari tali ah di kontaan bu baax a baax tamit di jàkkaarloog yow nga xam ne lu yàgg lu nekk dëgg la macha allah di nuyu Mara Star di suma frère ah di liggéey bu rafet di doomu Sénégal investir xaalis bu bari ci musique sénégalaise ma koy ñaanal lépp lu mu bépp mébét bu mu am rek ak bépp projet bu mu am yàlla teg ci loxo pousse ko parce que il fait notre fierté quoi lu yàgg lu nekk dëgg la sama frère la sama xarit la di kontaan ci équipe bi nga àndal di liggéey yëpp dina leen wax ni c'était avec Tarba Mbaye le Baye Fall de la musique sénégalaise muy jaaw